présent, votre horoscope du jour. ah Seydina doxalal waay. mais jërëjëf Al man li ma si naqari mooy dina yàq sama tur bi rek man ñi ngi ma tuddee Seydina Omar. Donc di gërëm ñëpp di gërëm Al donc di kontaan rek di dellu soit ak yéen saa su ne tey nag muy le 26 avril 2019 tombeek àjjuma ñu koy dem ci horoscope ci kàllaamay Kocc di dooree rek ci bélier yi laar yi bélier yi ñoom dafa wax ne boo nekkee ci vie sentimentale maanaam ci couple moom ay blocage tey dafa nekk bés boo xam ne nee na débloqué leen malentendu yi maanaam réeroo yi ñàkk bokk gis-gis ak yooyu tey fexe leen ba mu dañ. ñu sottantee xalaat voilà donc loolu dafa nekk li nga xam ne bu fekkee ne def ngeen ko dina mën a am li nga xam ne yenn soucis yu ndawaan yi nga xam ne amoon ngeen xam nga léeg-léeg réeroo amul ñàkk a waxtaan moo am voilà donc loolu nekk na li nga xam ne boo leen ko defee di ngeen nekk ci voie boo xam ne maanaam ci yoon woo xam ne wax dëgg yàlla bu ñu ñëwee ba ci njeextal bi tawfeex daf ciy feeñ ñu ne bu ñu demee ci wàllu santé ba léegi ci bélier yi ñoom dañ nekk ñi nga xam ne câlin man xaw ma câlin sax nan lañ koy waxee ci kii maanaam korosante. câlin dafa bëri ay façon. waaw voilà yow am nga boo ci xam. waaw def leen façon voilà kottante laa di nañ jël bu laa di wax maanaam tey ji nee na kottante leen bu baax waaw kottante bu baax dafay nekk li nga xam ne dafay baax ci moral waaye dafay baax ci yaram parce que ñaari yaram yu tàng bu ñu laalantee dafay baax ci yaram donc loolu aussi température bu mucc ayib lay doon mu ne ci wàllu travail ñoom dañu nekk nit ñi nga xam ne na ngeen xaw a prudent quand même parce que aussi c'est vrai que def yenn faux pas yi nit mën na la fexee la bugg la yàqal donc di xaar moindre faux pas boo xam ne da nga koy def pour mun la yàqal ñu dem Cheikh Faye ci taureau yi donc ñoom dañu nekk ñi nga xam ne vraiment problème yi ñu amoon ci gannaaw tuuti dina commencer di ñëwaat waaw dina commencer di ñëwaat laari donc et puis li ci grave mooy day perturber seen vie de couple xam nga ex baaxul ex baal mu dem comme yow nee nga ex la baal mu dem donc loolu dafay nekk li nga xam ne kenn teewu fi kenn waay waaw mais si am nañu fi téye parce que des fois nga laal loo xam ne après dootoo pour nga bàyyi ko dootul yomb donc déjà loolu waaye day ñëw perturber seen vie de couple donc da nga ci def attention bu dee ci célibataire yi ñoom tey ñu dee wàllu déception yi dul jeex moo leen nii dal surtout yàlla musal waaw yow mais célibataire yi de taureau yi moom tey moom du kii dañuy dem ba dootuñu xàmmee seen bopp bu dee ñu jigéen ñi dañuy wax ne ñun ak fi ñu jàppoon nekkate demewul woon noonu donc loolu dafay nekk li nga xam maanaam jàppuñu woon ci dara voilà ci gattax rek lañ jàppoon ci wàllu santé mu ne ñoom dañuy nekk ni ñi nga xam ne xam naa fin de semaine bi la nag quand même moo tax dañuy xaw a waa gasax xam nga laar yaay nege waaw sa xeetu tayal yooyu nga rek nege yooyu waaw donc loolu daf leen ni dal mu ne sur le plan professionnel dañu war a am ay ñun nañ lié maanaam ay relation yu am solo seen diggante ñoom ak ñi nga xam ne ñoom la ñuy liggéeyal donc loolu dafay nekk li nga xam ne xam naa du ñàkk Pape Cheikh war na ko dégg pour sama diggante man ak moom voilà moom dafa war a créer lien bu dëggal suñu diggante balaa muy yàqule xajamal rek la koy def voilà donc da koy xajamal moo tax arrangé wu ko donc loolu na si bàyyi xel baax Gémeaux yi ñoom dañu nekk ni ñi nga xam ne ci wàllu vie sentimentale nit day nooy jigéen day war di nooy di souple di bañ a indi ay di woyof daal di oyof bañ a indi dingi dangaaral naan woyof mel ni maxana waaw xam nga dingi dangaaral yow laal déedéet xamoon nit ku dingaaral mooy comme ni ngay def léegi-léegi rek ñëw xëy suba rek dingaaral di indi ay affaire di jéem a créer rek nee na loolu boo ko yóbboo ci sa jëkkër di nga ko lijjanti ak moom parce que du la baal donc déjà loolu na nekk li nga xam ne na ngeen si bàyyi xel bu baax a baax mu ne également yéen seen jëmboom par rapport ak nit ñi nga xam ne da ngeen di xamanteeg ñoom vraiment jox leen amour bi nekk ci yéen xam nga amour yi dañu mbëggeel yi dañu bëri te wute waaw nee na léegi jox leen amour boobu noonu pour ñu mën a am li ñu ci bëgg ci wàllu santé dafay nekk loo xam ne wàllu vitalité dina nekk loo xam ne luy baax lay doon ci ñoom mais aussi nañu éviter di exposé wu ci yenn ay maladies contagieuses loolu la moom baax feebar yu wàllaate waaw maladie contagieuse yooyu moom dafa nekk ay xeet feebar yoo xam ne bu ko nit amee peut-être ñoom tey Gémeaux yi nañ ko xaw a moytu parce que dañu xaw a fragile trop pour loolu mun leen donc nañ si bàyyi xel ci wàllu travail nag ñoom dañu nekk nit ñi nga xam ne dañu ni jox ay responsabilités mais jox la responsabilité ne veut pas dire nga noot nit ñi di leen toroxal di leen buntu xataal donc Gémeaux yi nga xam ne tey ay chef lañu wala ñu nekk ay responsable ci bërëb nañu arrêté di noot parce que bu ñu ko defee affaire bi day tourner ci seen kaw après donc déjà loolu dafay nekk li nga xam ne luy fës lay doon ci ñoom Gémeaux yi ñu dem ci cancer yi waaw ñu rafet ñi daal
waaw ñu rafet ñi ñu taaru ñu. ñu taaru ñi nga xam ne bu ñu jeexee taar jeex ñi nga xam ne également ñoo judd ci at weer bi gën a neex ci at wi. non seulement ci digg bi lañ judd muy taw du tàng vraiment bëriwul ay jalti quoi mun nañ ñun cancer yi ñi nga xam ne ci wàllu amul ñoom dañu nekk ni ñi nga xam ne ñi jëm a imposer nag ay affaire loolu na dañuy yàq jàng yi nag. ah yaa ngoog de. ngeen a ngoog. daaw da wàññil ma tuuti musique bi rek tuuti rek ah waaw donc mu ne dañuy jéem a imposer ay affaires yu taxawul loolu mënul nekk donc ci biir loolu nañ jéem a def attention bañ a exiger nit tamit gis nga wax bu neex sarax la waaw donc kon nañ ci def attention ba mu ne nag fin de journée dafay nekk li nga xam ne affaire yi dina calme quoi c'est-à-dire même bu rëboon nii après affaire yi dina commencer di sedd ci wàllu santé également mu ne ñoom dañ nekk ni ñi nga xam ne bu ñeneen jël seen énergie maanaam xam nga laaj loolu mooy lan mooy tey jii man maam sama énergie ba yow nga nekk ci say problème ma toppal la ci necc ba man sama jël damay mujj sonn donc loolu na nekk loo xam ne nañ ci def attention bu baax ci wàllu professionnel ñoom dañu nekk nit ñi nga xam ne gis nga li may wax soo buggee dimbali nit trop da ngay dem ba benn moment yow si yow li nga war a def da nga koy bàyyi di passer au second plan te loolu nekkul li nga xam ne lu baax la xam naa cancer yi tey moom doy nañu waat ñu dem ci ñi nga xam ne dañuy amuñu bëñ dañuy rey di xeeñcu yàbbi te duñ ko mën a yëy muy lion yi ndeysaan waaw donc voilà yaa nag sa waay nag dafa fekk ne ci àdduna bi ñu nekk nii lion moom boo ko tuddee ku ne mais lion xanaa ay lion yu mag yi ñoo amul bëñ mais lion yu toll seen digg doole kay war nañoo am ay bëñ waxuma ñooñu de c'est que laari tamit yow tam loo bëgg a expliquer foofu non laari xam maanaam lion bu màgget daal mënul def dara loolu de laa yaakaar kenn màggetu fi non moo tax ma koy laaj rek moo tax ma koy laaj d'accord ok xam nga gaynde bu demee ba mënatul amatul ay bëñ mun na fàdd nag parce que gaynde lay doon quoi mais dootul mën a yëy yàbbi da koy xeeñ da koy war non du ko mun dagg sax ba koy war léegi loolu moom moo dal li yooyu tey day am ñoo xam ne dañuy ñëw di leen def ay avance amoureuse maanaam ci gàttal daal mooy dañ leen bëgg dañ leen nopp ci wàllu mun na nekk sur le plan professionnel sax ak domaine noonu xaaral rek on sait jamais voilà léegi mu ne loolu dafa nekk li nga xam ne ñoom seen jëboom ñi ngi koy jéem a esquiver mais comme VAR dafa am VAR dafa am donc vidéo assistance kii yooyu dafa am donc lu nit wax tey na ci bàyyi xel ndax ëllëg mun na ñëwaat donc lions yi tey ñoom ñi ngi bañ tey mais suba mun nañ nangu nañu bàyyi jamais ne jamais jamais ne waaw jamais il faut jamais dire kii après dañ nekk ñoo xam ne dañ nekk ñoo xam ne ñu doy waar lañ parce que fépp fu ñu mus a dugg ci wàllu mbëggeel dañ fay bàyyi seen empreinte déggal kon loolu dañ fay bàyyi trace donc kon VAR am na donc nañu xool li ñuy wax ak li ñuy def rek mu nekk noonu waaye gaa ngi changé discours nga Ohio de discours baa ngi changé benn rek non discours bi da ngay laajte damaa xam ko xam laari bàyyi sama tata mi ngay laajte discours baa ngi changé daf leen nag discours baa ngi changé daaw de ca ndorteel ba waxuñu woon loolu intéressé ma sama new si ñu dem ba ci biir ñu ne lu yàlla dogal waaye ma waxal sama bopp dama ne je suis pas intéressé loolu de leer na yow jàmbur nag nangu nag dafa jël cëru bañ nag wax dëgg yàlla waaw léegi mun na ci biir loolu ci wàllu santé la comme VAR mi ngi fi donc nañ jàll ci wàllu santé bi mun nañ ñoom dañu nekk ni ñi nga xam ne dañuy am prise de poids quand même nañ def sport nañu naan ndox nañu def marche nañu def yenn kii parce que lii doole la non en réalité comprendre c'est-à-dire doole dafa am doole oui mais une prise de poids du ci masse corporelle bi prise de poids ci yax yi lay doon ci biir xanaa xamoo des fois kaay ma wax la nag tey benn affaire nga xam ko des fois da ngay gis nit di am yaram wala muy am biir ñu foog ne biiru patron la naan ay ginaar yooyu nekk te ndoxu siti moo ko jàpp ndoxu siti ay donc bu fekkee lion yi nga xam ne dañu nekk ci kër gi aussi nañ dem ñu xoolal leen ndoxu siti est-ce que amuñu ko tamit loolu aussi dafa nekk li nga xam ne si waa mu ne également ci wàllu travail ce sera pas une journée bi nga xam ne dafa lay jox envie pour nga liggéey xam nga vendredi fin de semaine dafa diis donc nee na tey am na ci yenn lion yoo xam ne ñoom tey dañuy tayal dem liggéey mais nag quand même nañ dem comme ça ñu yeggale semaine bi benn yoon rek donc voilà donc àll dañuy dem ci vierge yi nag xam nga vierge yi ñoom dañu nekk ñi nga xam ne ci wàllu vie sentimentale dañu nekk ni ñi nga xam ne dañoo bëri problème baaxul nit doo bëri problème nit doo seetlu nit doo am ñaaw njot nit doo yaakaar nit lu mu loo seet gis ko Seydina waxal léegi nag ñoom vierge yi tey ci yoon woowu lañ ne fa ñuy mujjee mooy tël nem ëpp na fa la ñuy mujjee donc tey jii vierge yi may déglu nii nañ def attention bu ñu gëstu bu ñu seet bu ñu laal seen numéro téléphone au passage gis nga dafa amoon benn femme bu doon bu ci wàllu lëx bat rek ñëw comme jëkkër ji loxoom empreinte la mu ñëw di jël loxo jëkkër ji di ko teg ci empreinte yi ndeke de jëkkër ji comme moom tamit xam nga jubul
dafa xam nga jubul de gars yi fii nii xam nga ñu ne fii mooy directeur bi nekk fii ci rajo ak ñi mu àndal ñu góor ñi xam nga am na ñu si jubul nekk de tànk bi la jël baaraam bu mag bi moom la def empreinte ko koy saay-saay waaw bu mag mais xanaa gisoo femme bi nga xamante ne téléphone bi day sonné muy hésité di xool ndax da koy jël wala du ko jël dafa dem bay jël rek waa ja génn ci douche beeg ni mu duggee ci douche ba noonu la génne ak ay dawam naan ko bul jël bul jël bul jël may ko 100 000 moo ko gënal mu laal téléphone bi voilà donc loolu dafa nekk li nga xam ne sax mu ne également ci wàllu santé mayte gis nga sa reetaan bi nga def nii xoolal mu suurilu laar bi nee na reetaan leen dee leen bëgg billaay dafa baax si yaram dee leen bëgg donc muy vierge bi nee na dee leen kontaan tey sur le plan professionnel da ngeen di nekk li nga xam ne vraiment yaa ngi nekk sur une bonne voie pour ngeen mën a am li nga xam ne da ngeen ko bëgg ñu dem ci ñeenti si ñu juróom-benn si ñu mujj yi ñu doonee ko ci xaaj bi ñu doonee ko ci balance mu ne ñoom dañu nekk ñi nga xam ne vraiment tey seen vie sentimentale jàppandiwul de kan moo fi balance laari yow moom la da ngay sagu nag di bugg a dee ci suuf di ñëw fii di wane ne yaa ngi si jàmm xaw ma lu mun a xew mais yàlla bu mu nekk yow laari coow jubul mu ne seen vie ci kattanu yàlla mu ne seen vie sentimentale jàppandiwul tey maanaam am na ci ay complications yoo xam ne dina ci taxaw pourtant nekkul loo xam ne war na mën a tax nag doo sotti neex ci relation bi. kay ma wax la man chaque jour maa ngi si jàmm. waaw dafa benn woykat bu woy nee na yaay ja bëgg na ko. rek yaay ja bëgg na ko maam ja bëgg na ko. kooku man mii lay woy man ñëpp a ma bëgg damaa ne ci jàmm. mais buñ la bëggee te takkuñu la aussi mbëggeel bi amuñ njëriñ. lu jot nag yomb. voilà donc déjà loolu aussi nañ ci bàyyi xel baax a baax mu ne ci wàllu santé bi aussi benn bain relaxant dafay nekk li nga xam ne daf si baax ci wàllu professionnel ngeen def ay activités yoo xam ne daf leen di obligé pour ngeen bañ a jël yenn risques yi ñu dem ci ñi nga xam ne ñoom ñooy scorpion ñu ne ñoom dañ nekk ñi nga xam ne day am tuuti jalousie boo xam ne dafay nekk dans l'air mais nag il faudra nga jéem a comprendre ki nga nekkal pour xam ne li ngay koy fiire noonu amul ci wàllu santé ñoom dañu nekk ni ñi nga xam ne physiquement vraiment xaw nañ jeexal tuuti donc aussi nañ ko bàyyi xel ci wàllu travail ñoom it dañuy nekk ni ñi nga xam ne vraiment engouement bi nga xam ne amoon nañ ko ci ndorteel bi dafa dem li nga ba benn moment muy xaw a jeex ñi nga xam ne ñoom ñooy sagittaire yi muy ñetti si ñu mujj yi àll ñoom dañu nekk ni ñi nga xam ne il faudra ñu mettre en pause doxaankat yu bëri yi yu doxaankat yu aay yi gars yi doxaankat yi dafa am ñoo xam ne dañu féroce mun a doxaan daay nee na def leen pause tey ñox la may fàttali voilà sagittaire yi tey doxaankat yu mag yi def leen attention ñu ngi leen nan la ñuy wax à l'œil moins de faux pas ñu jàpp leen kon nag baa du tey duñu nooy la tey duñu nooy la un homme averti en vaut plusieurs à bon entendeur salut mu ne ci wàllu santé ñoom dañu nekk ni ñi nga xam ne wax dëgg neex yàlla ndox tey dafa leen def un grand bien donc il faut ñuy naan lu bëri mun leen jàppale sur le plan professionnel ñoom dañu nekk ni ñi nga xam ne nit day am ay période de baisse day am ay jamono yoo xam ne affaire yi du dox comme ni nga xam ne noonu lañ ko bëggee donc c'est normal Capricorne yi ñoom ñu ne nekk nañ ñoo xam ne il faut ñuy dund le temps au présent li xew tey nañ ko dund li xew suba yàlla la li ci démb moom weesu nañ ko mënatul ñëwaat donc il faudra ñu bàyyi xel ci loolu ñu bañ a perdre seen temps ci ay détails ci ay souvenirs ci ay xalaat ci ay loo xam ne amul bopp amul genn ñu leen di sonal voilà donc bu fekkee Capricorne yi tey def nañ ko seen dund dafay nekk loo xam ne dafay metti donc nee na baax na ñu xoolaat seen bopp maanaam def li ñuy wax maanaam autocritique def remise en question mu ne ci wàllu santé ñoom dañuy nekk ni ñi nga xam ne seen moral mun na influencer seen santé ba dañuy nege dañuy xaw a tayal donc loolu aussi daf si bàyyi xel sur le plan professionnel wax dëgg neex yàlla tey de Capricorne yi moom ñoo seen directeur yi dañoo nekk ci ndox ak suukar ndox ak soow waaw xooyal naan baa xooyal tuur rek Seydina loolu jàmm ko gën sëñ Tuubaa nee na jàmm gën fii jàmm gën fañ jëm Verseau mooy signe bi avant bi mujj nee na ñoom dañ nekk ñi nga xam ne fi mu ne nii moom dañuy fileeku naaw mel ni ay ceeli capaacool fu ne ñu dem fu lu ne teel la ñuy def xam nga boo bëggee am ñeenti fan dañ lay jàpp kenn ki nga bind sama dof bi kenn ki nga bind raakaaju man kenn ki nga bind jàmbar kenn ki nga bind jàpp nañ la waaw dañ lay jàpp c'est vrai que temps bi moo xaw a kii sinon dinaa leen expliquer waa ji ñëwoon wàcc doon dem kër jabar ji non jabar ji ñëw bëgg a dem kër jëkkër ji xamu fa dem ci benn gel buy jaay ne ko dama bëgg nga composer ma sama numéro téléphone jëkkër ndaw si composer numéro jëkkër ji mu bind ko mon chéri ok dinañ ci ñëwaat mu ne ci wàllu santé bi dafay nekk li nga xam ne il faudra ngeen moytu di éviter sommeil nelaw loolu nekk li nga xam ne lu baax la ci yéen. mais ko gëmmentu nooy def. waaw da ngeen koy négliger baaxul mu ne bu leen négliger sommeil
bu leen ko négliger maanaam nelaw daal boo buggee nelaw demal nga nelaw yi bu ko négliger ci wàllu travail dafay nekk li nga xam ne nee na tey journée bu propice la pour ngeen mën a redémarrer vraiment ay activités yu baax a baax ci li nga xam ne mooy li mujj nag moom mooy poisson yi mu ne ñoom dañu nekk ni nga xam ne tey moom mbiru mbëggeel day nekk seen préoccupation principale taluñu lenn lu du mbiru mbëggeel xaw ma ndax li ñoom ku ñu nopp di ko waaj doxaan wala dañ leen fase wala am na lu xew mais daal ñoom tey ci loolu noonu dafay nekk li nga xam ne daf si taxaw donc nañ si bàyyi xel quelle que soit situation amoureuse daal nañ ci taxaw bu baax ñu régler ko mu ne ci wàllu santé nañ dem côté géej nañ def sortie nañ dem ci jël brise nañ jéem a dem ibbi seen esprit nooy méditer dina baax ci ñoom lu mu jële muy wàllu professionnel ñoom dañ nekk ñi nga xam ne nee na nañuy moytu disperser seen i action parce que loolu dafa leen di permettre ñu dem ba gëlëm te bu ñu gëlëmee dootuñu xam fu ñu jëm donc loolu moo nekkoon horoscope bu tey bi di leen jox dig daje incha allah lundi donc tey ci guddi nag sa rendez-vous. oui tey ci guddi maa ngi jox auditeurs et internet yi à partir de minuit ci seen émission astrologique bi ñu dippee Allo Voyance maanaam horoscope bi non seulement dinañ ko gën a yaatal mais également da ngeen di woote pour ñu mun a waxtaane jox leen ay conseils wax leen nan ngeen war a doxalee seen àdduna ba doo leen am vraiment benn regret donc rendez-vous ce soir ak Seydina Ama à partir de 01 bu gannaaw bu fi Excidex nekkee ci le grand débat. waaw tàggul King Mo nañ jeex na. oui King Mo nañ jeex ma leen di jox dig daje incha allah rabi le truc lundi bu neexee suñu borom di leen xamal ne mardi nag mooy 1er mai fête du travail férié la. déedéet du mardi.